Revue de presse. Ndox day xéewal la waaye ndox bi de du xéewal ci nguuru Macky Sall gi de déedéet laaste plan Orsec ba day gars yi déclenché nañu ko dama ne leen lañ ca def nag ci doomu xaalis day toll nag ci ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar yu topp solo lëf Allahu akbar yéeni kaa gi ne Antoine Diome day waaw demoon na nag ci bërëb yi nga xam ni kon daa inondé waaye xam naa ne wisitam googe neexul woon démb de déedéet dama ne la Kër Massar plan Orsec ba ca boppam dund wa da koo wan naa suuf yowoon jak saaw day mujj nañoo fipp nag laa la wax daal di bloqué autoroute à péage ba agresseur yi daal di cay profito meeru Kër Massar ñu daal di ko yuuxoo enquête yéene kaa ne inondation yi lée nguur gaa ngay jéem a indi nag ay saafara Le Soleil yéene kaa ne dëgg la nguur gi kay mobilisé nañ les gros moyens ndax lu tolloog ñaar fukki milliards yu toftal juróom-ñetti téeméeri millions day lañ ca def Le Quotidien yéene kaa ne gis nga yorinuk inondation yooyu yàqub xaalis dugal ca xaalis bu dul jeex lu jege junni ci ay milliards fukki at ak juróom-benn yi lée moom lañ ca def teewul askan wi ci boppam kat lañoo mer démb ba maara di Italie laa la wax seen mer ga lañu xëpp ca autoroute à péage ba Antoine Diome waaw wisi kam nga miti na de lool 24 heures yéene kaa ne yorinuk inondation yooye ci Ndakaaru ngaa jël Diome ak banlieue ba Omar Gueye day yoon bi mu waroon jaar la jaarul daa juum Antoine jël relais ba dem moo taxit Kër Massar Boune Diamaguène Tivaouane Diacksao manifesté nañu dem bloqué autoroute à péage bi la Libération yéene kaa ne dama ne la ña doon manifesté am na ñoo xam ne Lansar la ñu jugee ñii jugee Tivaouane Diacksao ñii Diamaguène daal di bloqué autoroute à péage ba gis nga ca Kër Massar waaw ña loru le dañoo baare kon taliba daal ay pono teg ca tribune yéene kaa ne gis nga banlieue ba day dañoo mujj fipp nag laa la wax ci wàllum inondation yi dëgg la waa CRD ak waa coalition jot na nee nañu ñii nga xam ne dañoo loru le day xam nga lan moo leen lor nguur gu tële cuune Macky Sall ak ñamu àndal xamuñu dara ba dara booloo jeex laa la wax L'Observateur ne inondation yi ci banlieue bu Ndakaaru njaajël job googe waaw cay ëllëgu ñi nga xam ne dañoo loru le ni la doy na waar gars yi nee nañu gis nañu ab bébé boo xam ne juróomi weer la am di laf-lafi kon ci kaw ndox mi laa la wax sur quotidien ne revoilà Orsec ñëwati na inondation 2021 bi lée 27 milliards 800 def nañ ko ca laa la wax département wu Kër Massar gi lée Omar Gueye ak Cheikh Issa Sall ADM direction du budget bokkuñ sax lu ñu wax laa la wax Alioune Fall conseiller président Macky Sall journaliste la ci Vox Populi waaw nee na inondation yi lée mais jàngoro bu wër adduna la comme corona gi ku leen wax ne leen mën na koo faj day wax lu ko neex ñun mënuñoo saafara loo xam ni kenn saafaru ko fenn ci adduna kon nag léegi leer na direct news ne gis nga inondation yi lée sénégalais fi mu nekk ni njàqale gis la ñu àndal de moo tax président Macky Sall moo war a génn wax ak askan wi te Macky Sall bu génnu lee ñi nga xam ne ñoo ci loru lee danañu génn waxal seen bopp ci seenu manière dëgg la Vox Populi ne mouvement Yeesal Kër Massar bu Amadou Ly ak lee la muy proposé mooy POP 21 ngir jàppale ñi nga xam ne dañ leen a bàyyi ni lee Amadou Ly DG ak lee candidat la ci mairie bu Kër Massar nee na man daal ñetti proposition la bu njëkk ba mooy pompe ndox mi daar Amadou Ly ne ñaareel ba mooy ñii buñ leen génnee il faut ñu luyee ji ñu jàppale leen ci luyaas bi Amadou Ly ak lee ne ñetteel ba mooy yéem leen a jàppale kon ci dund gi rek waaye ak lee ji Amadou Ly yemu ca ndaxte nee na dugg naa ci biir kër yi ndox yi ci karo yi lay génnee laa la wax man xaw ma sax nan la ndox mi di génnee ci karo yi critique yéene kaa ne plan Orsec ba day opération rafistolage la daf yëngal mbalaj raay mbelle looloo tax ba waa CRD ak coalition jot na waaw ne seen plan bi lañ war na yëg foofee Abdoul Mbaye ci réew mi quotidien waaw nee na dama ne la nguuru Macky Sall gi dafale tricherie la ñuy def laa la wax seen plan décennal bi mais bañ ko abandonné day tey réew mi quotidien ne inondation yi day ak fipp gi jóge ci askan wi waaw les semis de l'eau autoroute à péage ba bloqué nañu ko convoi au ministre intérieur jàddal nañ ko magasin Brio Soré ak Auchan la gars yi teg bët de ca jamono joojee nga xam ne rek inondation ya ñuy rey politiciens yaa nga ca dee tribune yéene kaa ne tey may expliqué leen lan moo sabab convocation Bougane Gueye Dany bi la ca sûreté urbaine police la xanaa xamoo leen ne Bougane Gueye Dany tey jëlee ci suba gi daa waroon a dem ca banlieue bu Ndakaaru njaay jël joob gële dimbali leen mouvement bi ñu di pee jeune leader waaw nee nañ acharnement la xaxar jëmale ci kaw waaji Seybani Sougou nee na mais ñaax nit ñi ngir ñu dem kon bindu ji bëgg sa réew mën ta weesu lii Walf Fadjri ne gis nga coalition yu bari yi ñuy taxawal waaw opposition bi seen stratégie la lu leen di daaneel la du tax ñu gagné dara ba dara booloo jeex laa la wax mar di Italie Jean-Charles Biagui politologue waaw nee na xanaa xamoo leen ne jeu politique bi dañ koo faussé bañ na bëreet lañ daanu Pape Sadio Thiam journaliste ci 24 heures nee na la mafia des coalitions politiques parce que daf ci am ay parti politique yoo xam ni amuñu nit amuñu science amuñu dara seen existence yëpp nañ ko sante rajo yi ak télé plateau yi rek la ñuy wër te gis nga 10 ans yi ñu génn ni lée Pape Sadio Thiam nee na gars yi léeg-léeg dañ naan benn parti politique mënatul gagné moom kese ay
élection wala gouverner moom kese xam nga dóor marto mënta passé lii su parti politique demee ba mu leer ko ne mënta gagner élection te mënta gouverner waaye escroquerie njuuj njaaj weesuwul lii kon kay na dem toog évidence Sénégal ne Maïmouna Sissoko xuma day APR Parcelles ma nga ca primo votant ya di leen bindu ngir Macky waaw enquête yéene kaa ne ndaw yi day bëgg a bokk ci élection yi 20 millions yi ñu wax d'accord uñ ca dee caution pour éliminer jeunes yi la di yéene kaa gi ne en tout cas pour nga jotaat nag maanaam sa 20 millions yooyu waaw bu dee ci benn département dong nga nekk day ñetti conseils départementaux bu dee ci benn commune dong nga ne juróomi conseil bu dee ca commune yëpp commune bu ca ne nga am fa benn conseil direct news ne en tout cas médecins yi day ña nga jëm grève de mar day daali tey jëlee waaw enquête yéene kaa ne baykat yi tamit yi dañu lool ndax ñàkkub engrais ak suuf soo xam ni kon su bon la lii ñuy dund yëpp ñu naan troisième mandat docteur Babacar Diop FDS waaw ci 24 heures ci troisième mandat ba nee na Macky Sall bu ësloo dëgër lu bopp waaw ay nit danañ ci dee ci wàllum troisième mandat boobee ñëw waaye muy Babacar Diop muy waa PDS muy Macky yoo luñ mën a def ak luñ mën a wax ñun suñ pétrole bi mënuñu koo fàtte déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaj tëjal te ab ndaje di xam ne ni kon lu tollu si téeméer ak juróom fukk ci ay moto pompe ak it juróom fukk ci ay hydrocarbures camion yooyu wàcc nañu ko fa nga xam ne ndox mi fa la rek samp ndënd men it du ñàkk nag ci biir jotaay xibaar dañ si jokkoo Idrissa Diémé ma ñu nekkal sa Kër Massar ngir xam ndax dispositif boobu opérationnel na am déet boole si Raba Diatta moom it ñu xool li nga xam ne rek mooy plan OCF bi nga tàmbali naa rek maanaam tàmbali nañ ko jëfee am déet dajaatu jëm la ci convocation bu njiital gëm sa bopp Bougane Gueye Dany aji sérés yi dina bokk ci waxtaan bi kon nag yaakaar naa ne bu fekkee Idrissa Diémé jàppandi na dañuy démarrer moom foofee sa Kër Massar Idrissa Diémé jamono ji may àddu ngeen di teewlu mi ngi sa bërëb ba xam ngeen ne kon plan Orsec dañu ko tàmbali ni ki dem ba jëwriñ bi dénk biir moo ko xamle wàcc nañu fay moto pompe waaye it ay camion hydrocureur ndax nag loolee ñu fa teg tàmbali naa dox wala déet am dañu ko fa teg noonu rek ba fa dañ si jokkoo Idrissa Diémé maa ngi laa nuyu Idrissa. maa ngi la fay ma mbay Aba Diatta la. kon Aba Diatta kon nag ni ma ko waxee woon ndax plan Orsec bi dispositif bi ñu fa teg opérationnel na am déet ak fan nga nekk jamono ji. voilà merci beaucoup ñun ñu ngi fii ci Diamaguène Sicap Mbao ak Tivaouane Diacksao xam nga ñaari communes yooyu ñoom ñoo fasantikoo ñoom daanaka sax ñooy joxante ndox waaye nag démb ba tey ji nii daanaka sax wër nañ ci localité yi dem nañ Sam nga xam ne les populations vivent les pieds dans l'eau bàyyi ko nañ foofu la aussi dem du côté de Amdalaay foofu yëpp ndox la boo ko dépassé aussi Fass Mbao aussi nga xam ne autoroute à péage bi daf leen tiim bokk na si leen di yokk ndox foofu yëpp inondation yu métti moom moo fa am waaye nag dispositif yooyu ngay wax noonu gisuñu ko fa du côté de Fass Mbao sax benn jeune bu dëkk ci boobu les localités moom moo fa jënd lu toll si 5 moto pompe distribué ko si population bi kon gisaguñ ko foofu la ci commune bu Diamaguène Sicap Mbao yu jàpp ne maa ngi koy wax saa su nekk ne moom moo ëpp ci ay quartiers fii ci Diamaguène daanaka 80 et quelques quartiers lu si ëpp ñu ngi vivre les pieds dans l'eau difficile de rallier li nga xam moom mooy marché yi dem boutique sax jafe na dem ci li nga xam ne nag moom mooy route nationale bi uti oto sax loolu aussi dafa jafe lool ñu bàyyi ko foofu rek dugg ci Tivaouane Diacksao foofu aussi situation bu ni mel moo fa am ndox yaa ngi taa ca guy ga Talimam Diarra ak su bàyyi ko guy ga dem Thiaroye foofu yëpp ndox la Lamsar kenn waxatu ko ndax commune boobu commune bu ndaw la ñu def fa 4 bassins nappe phréatique bi yéeg ndox yëpp taa ci axe boobu la waaye nag lépp li nga xam moo jëm ci wàllu moto pompe ak yooyu daanaka sax ab politicien wala sax nit ku fi dugg sax di leen jàppale jafe na gis ñu kenn loolu sax moom moo tax ba ndaw yooyu wàccoon démb ci li nga xam moom mooy ci autoroute à péage bi daal di koy bari démb waaye mu yokk si rek dégâts collatéraux yi nga xam ne am na démb ndax takk der yi ginnaaw bu ñu sànnee lacrymogène dañoo dugg ci biir kër yi daal di fay sànni lacrymogène ba suñu biir kër sax ñun ñii sax sànni nañ fa ay lacrymogène xeex bu métti moom am démb diggante ndaw yi ak der yi waaye li ñu mën a tënk rek ci mambay mooy fii dispositif bi gisaguñ ko daanaka sax dugg ci accès ngir yóbbu moto pompe yi sax dafay jafe fu mu toll nii laataa ñu gis dispositif ministre bi bëggoon na fay jaar démb waaye xam ngeen ni jafe-jafe yi amoon ci autoroute à péage bi ak ndaw yi daal di koy baare loolu moo taxoon ba egsi fi waaye lépp li nga xam moo jëm ci moto pompe lu ni mel gisaguñ ko fi nii xam naa ñu xaarandi ko tey wala suba di si yokk aussi que ne route nationale bi ñeenti fan a ngi nii oto mën a faa jaar ñeenti fan route nationale bi diggante fi nga xam moom mooy Diacksao ak Postcaaroy ndox yi demuñu dëkkuñu te géej gi jege na kon loolu mooy situation bi nga xam ne moom moo fi am moto pompe ak dispositif yooyu gisaguñ ko xam naa fii ak ngoon wala suba ñu xool ne lu ni mel Mambay Ndiaye.
jaajëf Aba Diatta foofee mu nekk sa Thiaroye wax nañu ko dispositif bi gisaguñu ko fa ba tey ndox maa nga taga tembe doonte démb ni ñu ko nemmee ko am na ñenn ci askan wi met bu fu taxoon ñu wàcc si mbedd mi El Hadj député du peuple di fàttali ni kon plan Orsec bi xam ngeen ne lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay moto pompe nee nañu dañu koy wàcc fa nga xam ne fa la ndox mi nekk waaye it ay camion hydrocureur waaye nag ba fii ñuy àddu askan wi di teewlu buñ sukkandikoo ci Aba Diatta gisaguñu fi benn dispositif. ñu ngi nuyu ñuy seetaan ñëpp 2005 bi inondation yi commencé première taw bi la ñu xam ne lii jëmul kër Me Ousmane Ngom nekk ministre de l'Intérieur déclenché taf daar plan Orsec dem sur le terrain Abdoulaye Wade ñëw toppaat ci ay tànk 2012 bi Macky Sall di soog a falu bu ma juumul booba defe naa Mbaye Ndiaye moo nekk ministre de l'Intérieur dafa am daar mu dem sur le terrain après quelques jours président Macky Sall soog a dem. alors taw bii nii ñu wax inondation kañ la commencé woon. tam xarit lan demee tam xarit jeudi ci guddi mu continuer fanaanoo taw ñu xëy yéendewaat ko aljuma samedi dimanche 4 jours ñu soog a dem sur le terrain donc ñu demoon démb di barrer autoroute à péage bi ñuy def ci mobilisation teyuñu ko parce que dañu gumba parce que dañu yàgg ci ndox mi amuñu fu ñu jëm ñeenti fan yu tegaloo ñeenti fan defuñu benn réaction réunion donc la ñu woote palais réunion d'urgence motuwaay yi nga xam ne jël nañu ko 120 moto pompe ci banlieue bu Dakar ni mu toll et bu ñu ko glorifié woo damay laaj est-ce que ñun ñi ñu yor bàyyi nañu xel vraiment population bi nekk ci banlieue bu Dakar bu ñu waxee ni Kër Massar lu jëm ci wàllu canalisation defar gum nañu fa lu toll ak 2 kilomètres yu toftal 3 kilomètres yi manqué tuuti population Kër Massar ñuy inondé ñëpp ci wàllu canalisation booy glorifié woo réalisation wu canalu benn 2 kilomètres wala 3 kilomètres dama naan ñi noppeeguñu quoi pour ci wàllu xalaat ci wàllu réalisation pour xeex ak inondation yi donte woon xam nañu nag bu ñuy wax dëgg dong te yàlla tax inondation moom xeex ko Sénégal du yomb parce que dañoo dëkk place ndox habitation bi la ñu raté mais nag teewul nga def ay canalisation parce que waxuñu inondation bi donc ndox mi génn non mais bu génnee na dem comme xam nga ni fii mën nañ ko utal yoon ba ndox mi dem xel ji fa rek mais nga jéem a def ay mais 3 kilomètres ci Kër Massar loolu ëppoon na sax ëpp na dañuy dem fekk ji Idrissa Diémé ni ñu ko gisee nii Idrissa Diémé mu nekk en direct yéen a ngi koy gis nii c'est en direct Idrissa Diémé gannaaw ba mu la nuyoo maa ngi la gis nga solo ci tenue bi nga xam ne saa su ne da nga koy sol bu mbënn bi amee solaat nga ko nekk fii ci Kër Massar gis nañ ne ndox mi bari na léegi mu romb say oom manees nañu wax ndax dispositif bi ñu wax bi ñu annoncé ci plan Orsec bi ndax tàmbali naa opérationnel foofu am déet Idrissa Diémé gannaaw ba mu la nuyoo. gannaaw ba ma la fayee Mambay di nuyu ñi nga nekkal ci plateau bi di wax ni que rek lii tenue bi fas yéene wuñ ko woon a sol jàppoon nañ ni que ñun ren duñ ko sol gannaaw ba li nga xam ne moo nekk phase 2 bu projet lancé woon nañ ko fi nga xam ne moo nekk commune bu Kër Massar ba woon nekk léegi département ci bés boobu le sax lañ ko annoncé waaye Mambay wax nga ko gis nga ndox mi fii sama oom la ne te fii nag ñu wax ni moo gën a daanaka kawe ci li nga xam ne moo nekk unité bu ñu ñëw mooy ban unité mooy unité 3 xam nga tey Mambay buñ ne dañuy déclencher li nga xam ne moo nekk plan Orsec xel yëpp dina dem fii ci unité 3 ndaxte daaw président de la République gannaaw ba mu doon annoncé départementalisation ak tamit phase 2 bu projet bi fii la ko defoon xel yëpp ñëw fi waaye ñu wax ni sànq bàyyeekoo nañ ci kaw tali mais dinañu wan ni que door nañ li nga xam ne moo nekk plan Orsec te boo ko gisee sax Mambay xam naa ni sans doute Mbaye Seck dina leen may image yi nga xam ne boo xoolee kër yi moom ci suuf nit ñi abandonné nañ ko daanaka ci kaw la ñenn ñi di dëkkee ñu ci ñoo xam ne R+1 kese lañ am sax bu dee ci suuf da koo jël daanaka ci kaw ay bâche lañ fay mën a def pour mën a dëkk ci li nga xam ne moo nekk fii ci unité 3 fu ñu ne jamono ji yaa ngi koy gis ñoo ngi dem ci biir ndaxte kër yi donte nag am na ñoo xam ne génn nañ waaye am na ñoo xam ne amuñu moyen boo xam ne dina leen permettre tey ñu génn ndaxte ci fàttali ni ay ñetti weer lañ lay demander te loolee day bëri ci koo xam ne taaba ngay def mu nekk situation boo xam ne nemmeeku nañ ko Mambay. voilà Idrissa Diémé jokkoo gi def may dafa am gàllankoor du ñàkk rek waa régie heure bu mënee duggaat rek mu duggaat ñu xool jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu dund foofee sa Kër Massar Idrissa Diémé
voilà dinañ jéem a jokkoo tax moom Siré Sy gis nga Idrissa Jéeme foofu mu nekk sa Kër Massar décor bi unité 3 ndox mi pratiquement mi ngi ci ay oomam mais apparemment plan Orsec bi xëj na dañu tegagum xëj na dooragul dañ ko annoncé waaw xam nga loolu dafay révéler échec globalement ci politique affaire inondation bi ci Sénégal je pense que d'abord li ñu war a njëkk a xalaat sax mooy jaajëfal les bonnes volontés yi nekk ci gox-goxaat yi yoo xam ne seen propre moyen na ñuy jël des fois pour jéem a jàppale askan bi face à la carence ou au déficit d'État quelque part ci loolu on peut xel yi souvent dañuy dem entre autres bu dee Tivaouane Abdoulaye Ndiaye Galgou bu defee affaire non mais parce que en fait. mais bon dañuy général waaw. li nga xam ne moom moo nekk ci jamono ji ci ndox mi. bari na te état am na mesure yu mu jël. mais apparemment doxagul. voilà mais léegi xam nga xaw na sori président Macky Sall. suñ koy analyser du point de vue économique dafa def ay choix yoo xam ni c'est fort discutable et ces choix là l'ont rattrapé gis nga su ngeen xoolee Sénégal. À partir de 2014 dañu amoon benn ce qu'on appelle une embellie de la croissance on était autour de taux de croissance même si c'est synthétique autour de 5% 6% ça veut dire que ba daawaati jéeg Sénégal amoon na xaalis léegi président Macky Sall erreur stratégique bi mu def mooy en économie su fekkee les indicateurs sont en vert da nga war a tiit li nga war a tiitee mooy da nga xam ne après vert moom à la coulée ay rouge moo ciy jóg mu war a réserver def ay réserve mais dafa mel ni comme defarul ay réserve mu ñëw lancer des grands projets presque budgétivores ci diggante boobu nag balaa moo commencer sax mbas mi dugg si yàq la programmation budgétaire loolu mooy première chose deuxième ci choix stratégique politique deuxième chose bi mooy boo xoolee plan décennal de lutte contre les inondations xaalis bi ñu prévoir lu bari war ko cee def finalement dañ ko dem def ci yeneen type de projet comme BRT comme façon terre beeg yooyu ba nga xam ni tey jii choix économique yi ñu defoon en amont moo ñu rattrapé xam nga bukki dañ ko invité añ invité ko reer mu lekk ay ginaaram ba pare daa tiim ginaar yi rek di jooy ndax la gars yi ne ko waa mais bukki yow ak fii pomme yi banaan yi yooyu yëpp yow tey nga war a bëggee ngay jooy mu ne dama seen xiifa nga na leen di daw di ñëw tey rek dañu xaw état nag Sénégal foofu la defee erreur président Macky Sall ñu amee taux de croissance pendant presque 5 années yu consolidé ñu xaw a am dara au lieu ñu jëloon xaalis boobu def benn réserve ou bien ñu jéem ko def ci yoo xam ne c'était rentabilité plus ou moins à court et moyen terme président bi dem engagé ay travaux yoo xam ne genre de travaux pharaoniques la ay travaux yoo xam ne de prestige la sax booy koy xool par rapport ak efficacité économique loolu moo ñu dal et que depuis Covid bi ñëw aussi perturbation planification budgétaire bi joué si à telle enseigne que comme fële jot nañ fi sóobu ay dara mënuñu ko bañ a àggaleeti parce que y a des enjeux donc xaalis ba ñu waroon a def ca inondation bi ñu def ko genre détournement d'objectif lay def loolu indi au-delà de li Mansour wax loolu dara du ko dindi tant que askan bi ñi ngi dëkk place ndox waxuma la sax taw de mais bu wiisee sax. dafay inondé comme ni nga ko doon waxee sànq comme sànq ba léegi yaa ngi junj Tivaouane dañu dem sa Tivaouane foofee. wàllum ndox ma maire ba ci boppam nee nañu amuñu inondation ndax ñoom dañu jiita maanaam dañu def campagne pré-hivernale ba noppi xool gox yi nga xam ne njortoon nañu ko ndox mi dama fay am ñu jiitu fa ba noppi wàcc nañu si terrain bi andi nañu fa ay moto pompe waaye it ay camion hydrocureur Diagne Sy Mbengue le maire bu Tivaouane la ñuy teewlu ay kàddoom. tranché na tey jii plan Orsec nag bu ñu ko waxee ku ne xam na li muy wun moyen ak loolu waaye ñun maire ñoo ciy jiitu ci appuyer leen également en carburant ndax li ñu am ci carburant mënu la doy parce que mbënd mi fu nekk la am fii ci biir Sénégal mais gis ngeen aussi dañu ànd ak service d'hygiène pour que ñoom aussi si liggéey bi ñu ànd ci ñu xool bu ñu fi jógee lépp loo xamante ni ci wàllum cet ak loo xamante ni fàggandiku la pour nit ñi li am ci hivernage bi wala leen a feebar ñoom tam ñu taxaw ci taxawaay biñ ci war a taxaw kon daal jàpp leen ni mairie Tivaouane li mu municipalité bi li ñu war a def si hivernage muy curage des caniveaux def nañ ko à temps ba ñu amee ay moto pompe jox nañ ko sapeur pompier yi nga xam ne ñoom ñooy professionnels yi jël nañu ay hydrocureur mettre ko à leur disposition ak lu mu war a àndal pour que ñoom ñu mën a def liggéey bu sell. laata ñu koy waxtaanee dañuy dem sa Mbuur foofee it jàppale ne bëri na ci ay njaboot yu nga xam ne nii ak tiitaange la ñu àndal bu ñu tëddee du ñu nelaw ba yàndoor ndax ndoxum taw mi bëri na ci ay gox yu nga xam ne nii ndox ma nangu na ko fu ci mel ni kon Daaru Salaam Guy Murit askan wa ñu ngay joxoñ baaraam nag waa mairie ba ndax nee nañ ñoo fi sumb ay liggéey looloo sabab ñu nekk ci jafe-jafe yi ñu nekk ñu ànd Seydou Badara Sonko.
dégâts yaa ngi continuer ba léegi ci taw yi bëri nga xamante ne moom lañ nemmeeku fan yi ñi génn fii ci diwaanu Mbour li ci mel ni fii ci quartier Daaru Salaam Guy Mouride askan wi nag ñoom jamono ji ci njàqare bu rëy lañ nekk ñoom ñi accusé mairie bu Mbour ndax am na ay travaux yi nga xamante ne moom la sumboon te yeggaliwu ko. jàllu suuf si nekkoon fii tali yi ñu doon defar moom la ñu jëloon suuf si ñëw déppoon ñu ko fii. suuf si moo ñëw ñu teg ko fii ñu ko fi teg tamit waa tali bi la ñoom dañoo ñëwoon di defar tali bi léegi ñu jël suuf si dépp ko fii. ba tax na jamono ji ñu sàkku ndimbal ci autorité yi ci ni mu gën a gaawee ndax ñu bëri ci ñoom si biti la ñuy fanaan. fi ñu dëkk nii moo doy waar metti torop ñuy ñaan ndimbal ku képp koo xam ne mën nga ñu cee jàppale nga jàppale ñu ci Cheikh Issa Sall lépp moom la ndax nag ñu bëri jaar nañ fii mais lijjanti mosuñu ñoo lijjanti. ndax ñun gisuñu suñu neex moom la ñu gis te wax dëgg bu suñu bët xonkee bu ñu jaaxlee bu ñu jooyee bu ñu dawee ci moom duñu tànkam benn yoon. en tout cas gannaaw taw yi population yi jamono jii li ñu gën a xaar ci autorité yi mooy ñu indi leen ndimbal ci ni mu gën a gaawee. voilà El Hadj ñu andi leen ndimbal si ni mu gën a gaawee koo si laaj bëri na ci discours bëri na si ñu nga xam ne seen discours lenn la gisuñu le maire discours boobu noo koy jàngate. xam nga parfois dama naan suñu correspondant est-ce que yabuñ ñu sax nag non vraiment parce que ñaari éléments yi ma gis léegi ay éléments honte la non il faut ñu pas ñuy bañ di fowe ak dignité nit yi. Diop Sy Mbengue maire Tivaouane bu dee dëkk ba amul inondation te mu taxaw ci biir ndox mi indi ay camions citernes lu ñu fay def. et ci biir reportage bi tu vois ay saaku ceeb yi ñuy séddale. ay matelas yi ñuy maye. parce que mu ngi def promotion am du ñu leen ko permettre askan wi dañu sonn li ñuy defar askan wi dañu koy nëbb ku nekk ci souffrance doo médiatiser teranga bi ñu koy defal. bu ñu mënoon a liggéey kon seen dëkk yi di inondé gis nga Tivaouane benn espace boo fa inondé li ñu la joxe woon mu taxawoon foofu noonu mais loolu maire bu liggéey di nga ci trouver solution dañu incapable ba noppi di may nit ñi ay benn saaku ceeb. et di ko filmer saako ceebu 25 kilos di ko filmer fu ñu arrêté seen caaxaan yi benn. diwaanu Mbour mais ñoom ñi ngi souffrir di wax ay Issa Sall bu ñu comparé Issa Sall ak maire Mbour Issa Sall il est le directeur général bu ADM agence de développement municipal. war na man ci Mbour lu maire yi ba manul mais permettre ay nit ñu taxaw di ko sant ba noppi jël lépp taxé ko maire bi itam jaaduwul. maire yi c'est vrai que liggéeyuñu maire Mbour mën nañ ko laaj ay compte mais pas ñi dafa bakka fegoo benn militant wala benn responsable APR pour détruire maire bi nga xam moom moo nekk ci dëkk ba maire bi initié nekk ci ay chantier pour defar tali mais xanaa kay lu bon kooku moom moo tane ki nga xam day ñëw di indi ay saaku ceeb ak ay ndimbal foog ñu respecter population bi. foog ñu naw loo leen génne leen ci ndóol gu ñu nekk. foog ñu bàyyi di leen may jàppee ko sarax di ko wane ak di ko filmer wala benn responsable ñëw ànd ak ay journalistes. dem jël ñaari nit ñetti nit. ñu ñëw détruire kilifa yi fa nekkoon wala dëggaati honneur nit ñi ci liñ leen di dimbale ci situation gis nga situation ñu nekk dafa sérieux gis nga benn guddi maam bu sa bëñ di metti nelawoo dafa metti waxuma nag bu ñuy wax ay dégâts ci inondation yi di wax ay transport yu yokku ay blocage Antoine Félix Diome loolu du dégâts bi xam nga leen mooy dégâts bi maam yow sa kër bu dee benn néeg nga am lu mu tuuti am na benn télé am na rajo am na lal am na ay yére frigo yooyu yëpp àndandoo yàqu bëccëg jot mënu am foo teg pour taal añ faut ñu arrêter respecter population xam ne jamono ji ñun ñëpp dañoo war a gemb def effort pour jéem a des solutions ñi nga xam ne dañu inondé bu ñu mënatul a dëkk seen ay dëkkuwaay ñu jéem a fu ñu leen reloger te bàyyi sarax gi ñu leen di sarax ba noppi di ko filmer voilà Siré balaa ñuy wax ci loolu dañuy delluwaat Kër Massar ndax Idrissa Diémé dafa nekkoon fa am solo mu ngi sa unité 3 gis nañ ndox mi fi mu ko toll déjà fi mu nekk ni ndox mi gën na yéeg mi ngi ba ci li nga xam ne moom mooy ndiggal yi alors Idrissa Diémé sànq jokkoo gi dafa daggoon am nga ko dendeel askan wi nan la ñu yeewoo ci biir ndox mi jamono ji dinaa ko bëgg a laajte muy Ali Layulo moom mu nekk ndaw bu dëkk ci bii les quartier ku ko wax itam mook ñoom lamp bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom daanaka ñoom ñooy taaba pour lijjanti li nga xam ne moo nekk carburant wala sax ay racole pour rek mun a génnee ndox mi Mambay wax nga ko fu ñu taxaw nii daanaka ci ndigg bi bu ñu avancé 2 mètres moom daanaka dina ñëw ba ci dënn bi te moo ne ay mag kese ñoo fi nekkoon gaal de lañ mujjee jël pour mun leen a génnee Ali mu nekk situation boo xam ne yéen a ngi koy dundaat. waaw situation bu ñu dundaat ak situation boo xam ni metti na trop am nañ ci naqar ak xol bu jeex wax dëgg yàlla ñu yaakaaroon gannaaw bu fi kilifa gi jógee muy président de la république askan bi yeewoo fii nii
dootul dund jafe-jafe ñu mel wante lépp li ko waral mooy càgganteef bu ADM ak ministre des collectivités territoriales bu fekkoon li seen cahier de charge li mu ñu ñu fekkoon respecté woon nañ seen cahier de charge tey mën nañu wax ni lii du am ñàkk koo respecté nag moo indiwaat jafe-jafe askan wi yaa ngi wax léegi fii boo fi taxawee ndox mi fii la lay yem plus ngay gën a dugg ni ndox mi di gën a yéeg man sama kër laa jógee léegi bu may ñëw ndox mi presque fii la may yem donc situation bu jéggi dayoo la ñu fi dëkkoon ñii tuxu nañu ñii yéeg nañu ci premier niveau bi ñu ngi foofu toog ci ko am ñii dañoo obligé abandonner seen kër kenn xamul sax fu ñu dem boo tourné fii ci na am na dañoo tente daal di fay dëkk dañoo tente laa lay wax. mais on est à moins de 100 mètres dispositif fu sapeur-pompier fii la nekk. waaw dispositif bi fii la nekk mais ce que les gens n'ont pas compris wala xaw ma ndax ñoo xam nañ wala di ko day dof lu mooy fee ak fii y a une grande différence fee boo fa taxawee yaa ngi ci 1m50 mais fii boo fa jógee plus ngay gën a avancé muy gën a xóot donc bu fekkee fee ne teg nga fa dispositif bien rek dina xëcc bu yàggee à un certain moment fii dootul ñëw parce que fii moo gën a xóot loolu mooy jafe-jafe bi une fois da koy dund voilà. te day converger ndox yu nekk ci parage bi yëpp fii lay ñëwaat. waaw ndox yëpp fii lay ñëw une fois boo xoolee comme genre cuvette la day recevoir toutes les eaux qui nous viennent de Jaxaay Alaaji Paate Maam Abdou genre cuvette la. kon dispositif yi ñu fi joxoon yëpp prévoir tey askan wi yeewoo fii duñ dund jafe-jafe bi. xam nga nee na ndox mi day converger ñëw fii waaye. yeneen même problématique la ñuy dund maanaam askan bi tëmb la ñuy def ndaw yu fa mu nekk loo xam ne lu xaw a doy waar fajar gi boo bañ fi ñëwee ay góor ñetti góor ñoo day dem jëndi ay mburu yu bëri pour ne serait-ce que ñu des seen kër ñu mën leen a jox xam ngeen ni lu toll nii jigéen mënul génn xale mënul génn ñu si des daal mu nekk situation yoo xam ni nga nekk prisonnier sa biir kër prison à ciel ouvert lañ ko mën a tuddee wala déet mu nekk situation boo xam ne Assane baa ngi koy dund Mambay fi nga xam ne mu nekk unité 3 ak unité yi nga xam ne ñoo ko wër. voilà ñu koy jaajëfal bu baax Idriss Diémé sa Parcelles Assainies unité 3 Kër Massar gis nañ ñu ñuy dundee askan wa ngir ñu génn jëndin mburu sax mën nañu wax ne metti na lool ndax tey ji ñi dañu liggéey am déet ndax ndox mi nga xam ne yegg na sa dënn yaakaar naa ne génne ko dana jafe lool bay dem di liggéey si rési ñoo ko gisandoo. xam nga ne lii ñu ne déclenché nañu plan Orsec naam mën nañ ci am ak saafara waaye dana metti lool ndax ndox mi niveau bi mu yegg nii. waaw niveau bi mu yegg nii dama ko bëggoon a enchaîner rek ak premier élément bi ñu wane woon. gis nga li xew Tivaouane loolu la ñuy tuddee récupération politique et c'est un acte inélégant gis nga maire bi dafa bàyyi ba bonne volonté yi jóg et donc notamment Abdoulaye Ndiaye galgu boobu moo la doon expliquer ba ñu pomper ndox yi ba pare mu doog a ñëw indi ay délégation indi gendarmerie indi télévision pour wane ni moom moo nekk ci ginnaaw lool gis nga pour ku xam dëgg Tivaouane man daanaka Tivaouane juddoo dama fa juddoowul rek waaye fa laa dëkk fa laa yaroo màggee fa laa xàmmee donc man xam naa Tivaouane bu baax gis nga mairie bi fooñi bu mu nekk noonu devanture am gi dafa taaw ba Abdoulaye Ndiaye Galgou moo ñëw génne ndox mi foofu gis nga fi ñu tuddee quartier El Hadj Malick Sy moom mooy tudd Koñ Jàkka foofu la zawiya bi nekk jumaa ji nekk presque c'est le cœur de Tivaouane quoi surtout bu ñuy def gàmmu foofu nu mu inondé woo ba jëm kuli ren jii bu fekkoon gàmmu gi dafa tomboyoon ak nawet bi période bi mën naa wax ni daanaka danañ gàmmu fépp ci Tivaouane ba mu des foofu maire bi gisuñu ko dégguñu ko xamuñu ci lu mu nekk mu bàyyi ba bonne volonté yi mobilisé wu ba nga ci ndox mi mu doog a ñëw di def de la récupération politique c'est un acte inélégant et beneen bi mooy affaire bi xew nii gis nga Mame Mbaye il faut que gars yi xam aussi mooy li Mansour doon wax tey jii bokk na ci solution bu ñu war a mën a def pour dindi fi ndox mi mooy ñu raser complètement zone de captage parce que zone de captage mooy problème mu lii nii conséquence la kenn du faj conséquence bàyyi cause da ngay jóg ci cause bi soo bañee kii bi sinon topp fi di indi moto pompe teg ci biir chaque année ci nii lay demee. beneen bi tamit mooy c'est extrêmement grave li Alioune Sall wax c'est-à-dire que yow du dès lors que nga ni lii kenn mënu ci dara mënuñu ko réussir mais la moo tax kon tu n'as pas fait de l'anticipation dès lors que yow xam nga ni lii mënoo ko dindi.
yow defaloo anticipation nga bàyyi ba nit ñi sonn ba ci nga ñëw dañu doog a ñëw kon donc le principe comme ne gouverner c'est prévoir c'est anticiper yow nga ñëw ba période bii ngay doog a def sa mea culpa ne yéen lii mënu leen ci dara je précise que pour ñi xam Europe duy inondé xam nga Europe lan moo fay am. heure bu tawee day dem ci dex yi ci lac yeeg yooyu léegi nag lac yooyu de ak dex yi ak fleuve yi dafay dem ba fees loolu déversé wu te souvent bu déversé woo ñoom am nañu système boo xam ni dañ koy yenn ñi dañ koy capter yenn ñi yóbbu ko géej mais ñun fii ndox mi dadul dem sax. day taxaw c'est-à-dire que ñu dañu am ñaari problème dañu am problème inondation am beneen problème bi mooy non même pas assainissement sax quoi c'est-à-dire que flaque d'eau yi. dama fàtte terme bi ci en français maanaam ndox mi taa ñun non seulement dañu am problème inondation mais dañu am problème aussi ndox mi taa voilà ndox mi taa voilà gis ngeen ko di gisee si image yi waa ji lu muy gën di dem ndox mi di ko gën di maanaam sori di gën di yëg ci kaw donc gis nañu kon jafe-jafe yi ñu ngi koy nemmeeku jamono ji sa Kër Massar Parcelles Assainies bu unité 3 dañuy desandi ba tey ci Kër Massar Rufisque 3 mu mel ni it ñaar téeméer ci ay kër amuñu ndox amuñu courant si ay jafe-jafe la ñu nekk voirie waxi noppi maanaam yoon wu ñu jaar ba noppi it mbënd mi sonal na leen looloo sabab nag collectif des habitants du sàkku ci HLM ñu viabiliser li nga xam ne moom mooy site yooyee ñu ànd seex Cheikh Oumar Faye Foutou yu Sey moom moo jiite boobu le collectif. wane suñu naqar ci SNHLM dañuy jaay ay kër ñu commencé fay depuis 20 ans ñu livré ñu ko depuis 10 ans. du ndox du courant du yoon benn assainissement amu fi. loo tax collectif bi ne SNHLM la mu digle ak ñun daf ko war a def parce que dañu koo fay ba mu mat sëkk te fay bi du teeree rek fay bi andi courant andi ndox andi voirie andi assainissement lépp ci biir la bokk. ci mairie Sangalkam la ñu bokk 4 unités la nous sommes presque 2500 parcelles yoo xam ne ñu ngi fii sonn nañ. dal Kër Massar la ñu bañ mu dal ñu. donc il est grand temps mooy inondation ya nga xam ne am na foofu donc il est grand temps waa SNHLM jóg ñëw taxawuñu ci liggéey bi. ñu wutali sa Mbambilor ndaw ya dem ba dañu wàcc sa mbedd ma taal ay pneu gàllankoor dem baax dikk ba la ñu bëgg moo di bayaal ba nga xam ne dañu ko daggoon ngir nag yokk dëkk ba ñu wax leen année suuf soosee fa mu jaar ñetti ci ay mu mel ni kon juróom-benn fukki hectare sa la tollu maire ba futu taxoon nag ñu wàccoon sa mbedd ma ba noppi it doon sa maanaam profito waxaale jafe-jafe yi xam ne moom la dund rawatina mbënd mi ak nawet ji ñu toll Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. ay pneu yu nu taal ba noppi gàllankoor dem beeg dikk bi ci lu toll ci ñetti waxtu ndaw yu Mbambilor daal di mer ba futt nag lépp nag ngir aar intérêt yu seen quartier. ñu 2020 am ñu dugg ci bureau signal ay nit ay kayit ne leen dem leen ngeen jël suufu Mbambilor di wër di ut fu ñu def centre de santé hôpital gare routière terrain de foot ak cimetière mu tekki ne ñun ñu ngi am ay jafe-jafe yu bëri ci am suuf ñu ne nag balaa ngay jox ñeenti nit alalu dëkkub lëmm ñun duñ ko nangu looloo waral ñu daje woon fii. askanu Mbambilor ba nii nag mënuñoo tàggoo fàttaliku ba kenn yorotoon ndax wàllug inondation digg ya nga xam ne moom la fa kilifa yi yëkkati woon ba nii foras amul lenn lu ñu ca def. Mbambilor musula inondé waaye ACIS bii bi mu ñëwee ak Comico ni ñu organiser seen urbanisation moo indi yoonu ndox yëpp fat ba kenn amatul foo jaar. bi nga xamee ñaari xale ñàkk nañ fi seen mbakken fii ci ACIS dañ ne gouvernement bi dafay yebal ay kilifa ñaari ministre ñëw nañ fi jox ñu seen kàddu waaye lañ ñu waxoon ba tey gisaatuñ leen fi. yeneen ci ay problème yoo xamante ne ñoom ndaw yi yëkkati nañ ko mu di stade bu Mbambilor bi nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne dañ ko war a def moomeelu seen localité. Elaj sànq yaa ngi koy junj ma bëggoon ñu wax ci moo di parfois dëkkin bi da ci maanaam day andi li nga xam ne moom mooy bu taw amee mbënd mi am ndax fa yoonu ndox mi souvent askan wi dañ koy fay fekk daal di fay dëkk tabax fa ay cité wala yenn dëkkuwaay yu nga xam ne ni day tax ndox mi daal dootul mën a jàll na mu daan jàllee. mais manque de sérieux bi nekk ci mairie yi la chaque jour man dama koy wax amul benn promoteur immobilier bu tëb rek ñëw def terrassement jël suuf. da nga ciy juboo ak maire bi mais aussi responsabilité représentant administratif yi fa nekk sous-préfet wala préfet ay complices la ñu ñoom parce que bu ñu defee délibération ba noppi ñoom ñoo koy approuvé pour mu soog a mën a valable
bari na ay gox yu am ay problème sous-préfet ya fa nekkoon ay complice lañ ndax intérêt yi ñu ci doon am foog ñu dénoncer ko gis nga intouchable amul Sénégal parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk. mën nañu respecter administration bi respecter république bi mais la personne en tant que telle ak ay moralam mun nay jalgati te du ko déranger. li am tey Mbambilor am faneen ak faneen ba ci sax résidence yi ci mbindu mi ci liste électorale yi. mais préfet yi sous-préfet yi ñooy responsable yi. ce qui se passe am Mbambilor bu ñu ko approuvé tey benn promoteur bu ñu xamul fu mu dëkk ñëw soppi boppam benn millionnaire daar li ñu leen defal boo ko defalee golo sax mu nekk millionnaire golo boo ko defalee mu nekk millionnaire. nga ñëw négocier indi sa benn tracteur ngay indi benn bil ngay indi. mu defal la terrassement tàllal nga dem woowu sa benn copain mu defal la mu nattal la nga am plan de masse kenn ku nekk xam nga ñaata nga ci am mais borom tool bi lu mu ci am boo demee ci conseil municipal texte yi li mu leen génneel ki moom tool bi am na temps ci ay terrain mairie bi am na temps ki moom tool bi moom mooy ëppale mais dañuy ñëw nax leen nangu ko soppi tool bi wala espace bi lu kenn moomul mairie beek moom bu soxlaa day jël et bu dogalee sous-préfet daal di approuvé ba fa nekk mais problème mu yi am nii Sangalkam dem ba Déni Biram Ndaw moo jël coupe bi man dem rek la ma kenn woo ci turu chef de village bi ni coûte que coûte faaw mu rencontré ma man ko noonu day xadi caab moo yor loolu dinañ ko fa envoyé ñuy dénoncer jafe-jafe yi nga xam moom la ñuy jànkuwanteel ci wàllu jalgatik suuf maire yi complice lañu ci promoteur immobilier yi complice lañu ci xam nga ko ni taalaa am 10 terrain yooyu njuuj njaaj séddoo ko ak maire baag sous-préfet pour jaay ko doo tenir compte ci def ay assainissement yu baax te foofu ay goxu mbay la ku xam jandeer xam ni mbayum dër moo fa nekkoon mbayum dër ku ko xamoon xam ne bu njëkk ay sayaan la woon xam nga sayaan genre teen booy dugal sa tànk la da ngay dox tuuti egg ci ndox mi tànk daal di génnaat kon xam nga ndox mi soriwul kon ñu fa dëkk tey promoteur yi ndax nañu dëkk fa xam nga di yàgg ñëw itam daañu jël seen wàll ci inondation yi mais loolu lépp gouvernement bi mu ngi seetaan di protéger ay doom muy sous-préfet yi dénoncer gestion yenn ci ay sous-préfet yu bëri parce que ay complice lañu ci li maire yi di def pour détruire seen aw askan lu am solo si rési laata ñuy jàll ci leneen dañuy jàll ci njiital gëm sa bopp Bougane Gueye Dany moom dañu ko convoqué tey ji commissaire Sangaré moom moo convoqué tey ji si altine ji bu 11h jotee sa commissariat sûreté fi nga xam ne moom mooy sûreté urbaine moom nag la ñu koy convoqué nee na sax dañu ko woo téléphone di ko xamal ne kay tey ji faw nga ñëw nag ñu waxtaan ci panneau publicitaire yi nga xam ne yaa ngi ko siiwal di sàkku ci askan wi ñu dem voté ji wala sax ñu dem bindu ji donc ak sa photo bi nga ci def ñu ñàkk loolu la ñuy waxtaanee ban jàngat nga ciy def. jàngat bi d'abord il faut ñu xam ne mission parti politique du rek xëccoo pour jël nguur dafa bokk aussi ci mission parti politique élever le niveau de conscience citoyenne et politique askan bi bu loolu weesoo mais nan la koy defee ça veut dire que dañuy distinguer le temps du plaidoyer et le temps de la campagne disons électorale ci biir campagne électorale ci nga am les campagnes d'affichage les campagnes publicité mais avant loolu te loolu code électoral moo koy définir kañ la ñuy def campagne kañ la ñuy afficher et cetera loolu jotagul mais ku nekk am nga sañ-sañu def plaidoyer boo xoolee lii man bu ma ko liiree y a pas de quoi fouetter sauf un chat sauf que ñambaas bi daa am benn affaire bu ci xaw a ndaw bu ci rax boo xam ne moo xaw a yàq sër bi mooy fi ñu def pour la transformation quelque chose Sénégal c'est-à-dire que bu texte bi yamoon inscrivez-vous seulement yam foofu boobu mën na nekk appel citoyen maintenant su fekkee dañ ci yokk pour la transformation du Sénégal nit koo xam ne am na yeneen pexe ci yow bu ko neexee mën na la indi digg sëra waaw yow yaa ko jox fenêtre bu dem parce que le fait que ngay appeler pour gars yi loo xam ne dafay war a jëmaat ci yow loolu code électoral moo koy lee naam nag ku ci nekk parti politique yi bu campagne bi ubbeegul ñoom plaidoyer nañuy war di def bu campagne bi ubbee nag ñu def campagne mais affiche bi dafa nekk benn affiche citoyen ba ci suuf à la dernière phrase nag dernière phrase boobu daanaka moo xajamal yëpp parce que ku la bëgg a tooñ mën na la ni transformation du Sénégal moom ci loolu lay justifier mais su yemoon gëm sa bopp et cetera liggéeyal sa commune delloo si sa yaakaar c'est tout à fait normal inscrivez-vous bañ a dugg ci yenn détails yi je pense que. loolu yàqul dara alors El Hadj ñu convoqué ko moom jiital gëm sa bopp Bougane Gueye Dany ndax panneau publicitaire yi nga xam ne def na ko mi ngi ci doon Dakar di sàkku ci askan wi ñu dem bindu ji ban jàngat nga ci def ndax loolu jar na convocation. mais na dindi tableau yi. na dindi tableau bi def photom
bu fekkee code électoral dafa waajal pour dàq loolu bu fekkee code électoral dafa définir ci ay textes am nan la ñuy defee affiche ci wàllu parti politique buy dem ci ay élection bu fekkee daf ko définir ci li mu def mu safaanoo ak li yoon wax mais na ko dindi. loolu mooy li yoon wax bu fekkee nag am na leneen lu ci nekk dañuy xaar ba mu wuy ji ba ñëw bu boobaa ñu taxaw position bi ñuy taxawee pour dundal démocratie et personne n'a le droit di xuqatal qui que ce soit wala def loo xam jaaduwul moom itam bu fekkee dañ ko génneel ci affichage bi que lii nga def code électoral daf ko aaye. da koy dindi effectivement daf koy dindi. man depuis vendredi xaw ma woon convocation mais gis naa tableau bi juste ci Ouest Foire ma ne est-ce que li yoon wala du déet mais dama poser question. et laaj naa benn spécialiste nee na affichage ci wàllu campagne dañ koy def bon dinaa laajaat keneen. waxtaan naa ci ak sama benn confrère bu nekk ci kër gi muy El Hadj Ndiogu. El Hadj Ndiogu bu la tribune waxtaan nañu ci échanger nañu ci mais bu fekkente ni bi code électoral daf ko aaye daf koy dindi. da koy dindi. mu respecte ndax parce que démocratie booy woote démocratie ci wàllu politique. da nga koy jëfee yow da ngay def démocratie. bu fekkee nag leneen la ñu ngi xaar parce que fii Sénégal kenn du xoqatal kenn te dëgg na fi. voilà démocratie bi faaw ñu dundal ko jaajëfee El Hadj Mamadou Mansour le député du peuple rendez-vous bi kon. 13h 13h incha allah. ci kàllaamay Kocc. incha allah ci 89.7 Zik FM Siré Sy à demain. waaw à demain et puis di féliciter toutes les bonnes volontés yi jàppale askan bi quoi. rawatina fële ca Thiès sama waajee Habib Niang quoi vraiment mi ngi jàppale waa Thiès. Habib góorgóorlu rek quoi yàlla baax na dina baax. ayca ñu jàll ci ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram doon wax Pape Mane Tembo. acca bàkk ba ji Pape Mante mu daal teew man kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. da koy tey. alhamdulilah yu tey. waaw ñu ngi ana waa Jam City. ak waa Dugar. ak waa Dugar. baa mbir mi sonn baax baax nag. suñu moom ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax ñoom waa Jam City sama département la nag. waaw sa département la waaw leer na ñu moom. alors bis si choc mu mel ni kon suñu gaynde yi ñu ngay wane seen bopp ba jàll nañu quart de finale. waaw démb kon nag gaynde Sénégal yi seen ñaareelu génn doxoon seen diggante ak Portugal bi nga xam ne waxtu wi moom nag moo yor raaya gi kon Sénégal moo ko mujjee daan juróomi bal ci ñett daanaka nag démb nekkoon match bu am solo sax ndax tax na Sénégal qualifié nag ci quart de finale ya gannaaw moo amal nag ñetteelu génnam ci digganteem ak Oman kon Sénégal démb nag kii di Raoul Mendy Mambay wane ci boo xam bu baax a baax ndaxte moom dugal na ab doublé naam sax ni ci fay match bi dafa ñàkkoon waajuram bu jigéen waaye teewul nag gaynde Sénégal ñëpp ñu joxante loxo ngir nag dooleel ko tax nag ñu am ndam ci kaw ñi di waa Portugal ñëw teewlu ci Ngalla Sylla muy tàggat gaynde Sénégal yi. ndam di tey neex na tey yàlla may nañu ndam si kaw Portugal ki nga xamante ne ñoom ñooy champion du monde di wax ne rek ne sunu match tey ji li doxoon ma xawoon difficile si début bi parce que dama ñàkkoon sunu waajur muy yaayu raw démb si guddi muy nouvelle boo xamante ne neexul woon mais il fallait que ñu jouer jusqu'au bout pour mën a def sunu këntalaay kantan pour que Raoul mën a continuer tournoi bi sereinement si loolu nag gis nañ Raoul boo xamante ne tey bi xale yi di jouer bàyyi woon nañ ko xel parce que xam nañ ne tey lu gañoon rek bu tournoi am après day yàqu donc si loolu rek ñu delluwaat lépp suñu borom moom ñu jox victoire bi et puis di ñaan sax yaay Raoul yàlla xare ko àjjana gagné nañ Portugal donc dem nañ quart de finale te si yowagul seen dernier match di wax ne rek loolu moom dañ naan dugg leen dem quart de finale mooy wan ne rek objectif bi reste le même nañu savourer victoire bi ñuy appel ñu concentré suñu objectif nga xam ne ñu war a dépasser quart de finale bi ren incha allah. aca mu ngoog footballu tefes gi la suñu gaynde yi ñu leen di ñaanal ñu am ndam ci coupe du monde bi ñu nekk basketball xam nga ne afro basket dañu koy waajal jamono ji suñu gaynde yi ak waa Kenya dañ doon amal ak jongante suñu gaynde yi am ci ndam. waaw gannaaw nag Sénégal ba mu nag eggee foofu ca Kigali ca Rwanda ni ko ci àjjuma ji waaye nag mujjul entraîné ndax restriction sanitaire yi ñu teg foofu ca diwaanu nag Kigali waaye teewul nag ci dimanche gi ki démb amal nañ nag ab jongante ak xaritoo lépp rek jëm ci wàccaay yi balaa nag ñoo dugg ci compétition bi seen diggante ak Uganda Sénégal nag moo ci mujjee am ndam 74-67 ñu teewlu ci Boniface Ndong ak ci ndaw lu ñuy envoyé foofu ca Kigali di Sadio Abibuka. li jafe mooy condition terrain bi peut-être nekk ñu woon pour jouer match ñun xalaatoon nañ sax bañ a jouer mais bon bi ma laajee jour yi ñu ne bon comme looloo fi am ma ñu jéem a ñàkk tuuti donc moo tax tirer conclusion côté basket dafay métti trop parce que li ma waxoon suñu joueur yi mooy fexe leen daw voilà soo leen amee tir jël leen ko mais bu kenn risque dem panier bu kenn risque jël situation xam daal mën na gaañ nit voilà parce que terrain bi nekkul terrain condition ci équipe bu toll suñu équipe vraiment côté basket dafa métti pour nga defar fi dara parce que comme ni ñu ko waxee terrain boo xam ne Europe lañ koy tuddee kitchen floor
mooy nu mu tudd sol de cuisine. voilà donc lu toll ni Coupe d'Afrique waruñu jouer ci terrain yu mel nii. sànq am nga sa benn joueur bu mel ne xaw a gaañu. waaw dafa nga war a inquiété wu. non fooguma ko donc docteur mi nee na garaawul mais bon ci condition yi ma wax rek terrain basket boo xam ne amul ay protection ci panier bi mënul am. voilà parce que ñëpp xam nañu joueur suy daw yenn vitesse yi mënul freiner donc Pierre mbëkk na tuuti donc Branco ñëw mbëkk donc loolu yëpp bokk ci li ma doon wax ci condition rek su ma sañoon dama mës a jouer ci terrain bi toll nii ak équipe bi ñu yor. gannaaw Boniface Ndong mi doon teewlu kon ñu teewlu tamit kii nag di président commission médicale bu fédération bi di nag Charles Kilpé moom mi ne nag mu diggaat bu baax a baax ci état physique joueurs yi ak waxtu wi seen forme ñu teewlu ko ba tey ak suñu ndaw lu nekk foofu ca Kigali di Sadio Abibouka. ci moitié bi la am benn contusion mais contusion bu minime la et puis gis ngeen ne après cinq minutes après dox na te sooxul donc sant yàlla et puis après bu nu eggee ci comme commencé naa ko jox déjà traitement mais bu nu eggee hôtel dinañ continuer traitement bi. déjà groupe bi dañuy wax ne que fédération fexe na ba au niveau bu ñuy def préparation bi déjà ñetti kinésithérapeute sénégalais ñoo nekkoon ak groupe bi. et puis bu ñuy dem ñaari seen kinésithérapeute ñoo topp groupe bi te loolu lu bees la ci fédération depuis 2015 en tout cas dañuy fexe ba équipe nationale yi muy jigéen ñi di góor yi pour que ñaari kinésithérapeute topp leen. tax ci dolli nañ ci benn nasaraan bu tudd Carlos di espagnol moom it dafa ñëw pour jàppale nu. mu nga ko ñuy encouragé Sadio Abibouka nga xam ne moo nekk sa Kigali. waaw foofee nga xam ne moom moo fa nekkal Zik FM Sen TV. suñu correspondant ak la tribune. suñu correspondant ci Afro Basket bi nga xam ne moom la ñu Sadio Abibouka bu indaale coupe bi mooy ca àndaaleel coupe bi nag. Sénégal depuis 1997 ba léegi ñoo ngi xeex coupe bi. caatu groupe des médias voilà Sadio Abibouka sa Kigali. équipe bu Casa Sport moom jamono ji fa ñu teg bët moo di centre de formation bu Diamniadio. waaw jàppale nag ñoom ñu ne sax dañoo nag bëgg soppiwaat xar kanam bu Casa Sport en tout cas bu ñu sukkandikoo rek ci président bi di Seydou Sané gis na ne daal club traditionnel nag bu ñu jubluwul ngir nag taxawal ab ay centre de formation kon nag ci naax saay la ñu jëm ba tax na ñoom ñu ne nag doon recevoir seen ay partenaires finlandais lépp rek ngir taxawal ab centre de développement sport foofu ca Ziguinchor ñu teewlu ci président bu Casa Sport di Seydou Sané ak suñu ndaw ñu nekkal foofu sa Ziguinchor di Ibrahima Diallo Abdourahmane Diallo autant pour moi. comme ñëw nañu tey gis nañu gëm nañu ni donc projet bi taxaw na ñu ne ñu daal ñoom depuis Finlande sax lañ ma ko waxee ñu ne bu ñëwee ba gis loolu daal dinañuy yàkkamti continuer liggéey bi ndax mu teel a jeex te teel a jeex boobu ñun li ñu njëkk a proposé mooy ñu def benn étage wala ñaar mais ñoom nee nañu bâtiment bi ni ñu ko gisee mën na jël ba ñeenti étage parce que léegi comme ci suuf am espace dafa jafe mais ci kaw moom mënoo ko jeexal mais donc yu bëri dinañ ko def foofu dina ci am même benn hôtel bi nga xam ne te boo ñëwee hôtel Casa mun nga am terrain booy football mun nga am piscine booy nager booy fee mun nga am salle bi nga xam ne foofu ngay def musculation mun nga am hôtel am nga